asalaamaaleykum mbokk déglukat yi Sud Nutrition ñu àndaat ak suñu consultante docteur Bintou Seck ñu ngi leen nuyu. maa ngi lay fay nii xëy na. tey la alxames yemoo ak juróom-ñeenti fan ci weeru août atum 2018 rubrique numéro 50 ñu fas yéene wax ci foño docteur lan mooy foño. alors foño benn plante la benn céréale la mooy maanaam pepp céréale la boo xamante ne ñu ngi koy ji ci Afrique de l'Ouest am na à peu près ñeenti dëkk yu koy ji te ñun ci lañu bokk dañuy produire foño pas autant que le riz mais dañuy produire foño et en général foño bi ñu koy consommer dafay mel ni cere ni ñuy defaree cere noonu nekk comme pepp une graine blanchie la noonu lay nekk et foño loo xam ne la on le trouve ci commerce yi dinañ ko am ci supermarché yi dinañ ko am marché mu nekk pepp boo xamante ne mën nañ ko am ci suñu environnement assez relativement facilement. D'accord. Lan mooy intérêt foño ci suñu apport nutritionnel. Li tax ma bëggoon waxtaanee foño tey c'est que man je pense que on vit sous la dictature du riz, c'est-à-dire que ñun Sénégal ceeb bi la ñu xam ceeb bi rek am na ñoo xam ne bu ñu añeewul ceeb sax dafa mel ni lekkuñu alors que am na yeneen céréales am na yeneen pepp yoo xam ne comme foño dañu bari avantage surtout par rapport ak ceeb bi am na lu bari lu ñuy indil loo xamante ne ceeb bi ñu ko indi boo jëlee benn bi dëgg la foño li ci ëpp li nekk ci foño suukar la ñu koy wax ay glucides ñu koy wax amidon wante ci suukar yooyu sucre li ñuy wax sucre rapide c'est maanaam sucre yooyu nga xam ne suukar boo xam ne boo ko lekkee day gaaw a egsi suñu deret day gaaw a dugg suñu yaram suukar boobu ci foño suukar bu rapide bi nekk ci ceeb ëpp na 10 fois li nekk ci foño c'est-à-dire que ni foño bu ko lekk ban ma lekk foño yow nga lekk la même quantité ci ceeb suukar si nekk ci foño bi nanka lay dugg sama yaram alors que yow bi ci ceeb bi dafay gaaw a yegg ci deret loolu lay signifier beneen bi mooy foño moo ëpp fibre maanaam gàncax ceeb mat na ko li ñu ko ëppee na ko gàncax 7 fois juróom-ñaari yoon te lu ñaar ñooñu suñ ko boolee dañuy gis ne ni foño bi non seulement donc am na avantage suukar boobu nga xam ne du gaaw a dugg ci yaram bi mais en plus moo gën a digeste maanaam ku lekk foño digérer ko moo gën a neex moo gën a yomb que digérer ceeb parce que ceeb li mu am ci gàncax lu ndaw la lu néew la alors ñaari caractéristiques yi moo tax ñu daan dégg ñu naan foño anti-diabète la wala diabétique mën na nekk foño ñu ko neexee tout le temps ñu ngi leen di wax foño anti-diabète siiw na te bi ñu defee suñu chronique bi ci diabète ne woon naa idée reçue yi benn ci idée reçue yi mooy foño anti-diabète la foño du anti-diabète ma waxaat ko mais c'est pas parce que am na caractéristique yi que ni anti-diabète la amul dara lu muy fekk ci diabète mais pour benn diabétique boo xamante ne nee nañ ko léegi fa mu contrôler li muy lekk ci ceeb foño bi mën na nekk benn alternative parce que foño bi suukar si moo gën a yéex et en plus ni ñu koy digérer mooy gën a yomb mais loolu ça s'applique à tout le monde dama nekk nii que ñu diabétique ou pas diabétique foño dafa doon loo xamante ne mën na bokk ci le choix des céréales yi ñuy lekk surtout que benn principe bu vraiment important ci nutrition mooy il faut ñu diversifier donc nañ jéem a profité ci yeneen céréales yi ñu am yeneen pepp yi am nañu dugub dëgg la am nañu ceeb am nañu foño aussi mën nañ ko war a boole ci suñu alimentation. D'accord léegi naka la ñu wax a lekkee foño docteur. alors foño bi gis nañu ñi koy faral di togg gis nañu xam nañu dañ koy tey comme ni ñuy teyee cere donc tey ko ba mu ñor et foño ça s'accompagne très bien de sauce tey suñu sauce yi yëpp ñuy lekk ak ceeb mën na ànd ak foño mu doon sauce surtout nag sauce maafe yi moom la ñuy faral di boole foño mais mën na nekk sauce gombo mën na nekk kanja sauce kanja bi mën na nekk ci sauce feuille voilà sauce boo mën ci jël rek mën na bokk ci foño bi te mën na nekk añ wala mu nekk reer kenn waxul ni nit ki daal mooy taamoo ban la ci bëgg et puis aussi foño mën nañ ko sax def mu nekk benn bouillie mel ni benn fondé wala benn laax mën nañ ko def mu liquide ñu nekkee ko donc nit mën na nekkee fondé mën na nekkee foño pardon boole ko sax ak tuuti meew wala mën nañ ko jël aussi ci mu nekk benn espèce de goûter foño benn njoganal exactement donc ak pour xale yi aussi ça change un petit peu donc li nga def soom yi def benn bouillie bu foño loolu yëpp pour diversifier tirer des avantages d'autres avantages que di nekk ci ceeb
donc mën nañ ko daal toggee préparer de différentes manières. Et d'ailleurs maa ngi invité suñu auditeurs yi ak suñu ñi ñuy seetaan ñu dem bu ñu demee ci internet dinañu am ay recettes yu bëree bëri à base de fonio su ko defee mu mën a nekk loo xam ne mën nañ ko boole ci seen alimentation. su dee diabétique yi ban quantité lañ ci wax lekk docteur. alors quantité bi ñu leen wax ñu lekk ci ceeb moom lañu war a lekk ci fonio loolu nañ ko jàpp fonio bi mënuñu ci lekk lu ëpp li ñuy lekk ci ceeb donc bu fekkee ni concrètement dañu ne woon ne diabétique bi bu diree palaatam xaaj ko ñett li ñuy lekk ci ceeb wala fonio justement dafa war a tolloog li ñuy lekk ci légume voilà wala mu ëpp ko sax moo gën ci cas légume bi ëpp moo gën donc fonio bi ni ñuy doser ceeb bi ak doser pâte ak doser kii cere noonu lañu war a doser fonio bi bu fekkee nit ki dafa diabétique wala diabétique wu sax d'ailleurs. 7 kuddu yi ñuy wax nag. alors 7 kuddu yi moom loo xamante ne léegi ñu ngi koy notion la boo xam ne dootuñu ko vraiment wax parce que 7 kuddu xam nga juróom-ñaari kuddu am na kuddu ak kuddu. mën ngeen ni juróom-ñaari kuddu am na kuddu yu ndaw nii. am na kuddu yoo xam ne yu mag a mag la am na kuddu yoo xam ne dañ koy tibb mu yem am ñeneen ñuy coy coy. waaw donc kuddu 7 kuddu daal moom man ñoo xam ne conseil la boo xam ne du ma ko joxee. surtout du ma ko jox géejéen ñi ak jaween ñi n'est-ce pas. donc non lii vraiment xaaju assiette boobu daal palaat boobu. moo gën a am. su ñu jëlee assiette bi ñu xaaj ko ci digg bi. xaaj ko ci digg bi moo gën. genn wàll bi nekk légume. après ñu xaajaat ko. boobu partie nekk fonio bi. wala ceeb bi. loolu moo gën loolu mooy c'est une meilleure répartition que daal ay 7 kuddu. donc fonio bi ñoo nekk et puis d'ailleurs que mu nekk diabétique ou pas ci même proportion yooyu lañ ko conseillé. voilà. docteur Bintou ñu ngi lay gërëm di la sant ak page Facebook. alors c'est la page Sud Nutrition ci Facebook ñu leen di soññati ngeen gën ñoo seet si daal ñu laaj seeni question ay seen laaj yu laaj di ñu kii suggérer ay thèmes et puis aussi ku ci bëgg a déglu benn chronique wala dégluwaat wala seetaan ko mën nga ñëw ci page bi Sud Nutrition et léegi ñu ngi ci presque 4000 mentions j'aime. merci beaucoup ñuy remercier aussi Val d'Afrique suñu sponsor ñu ngi lay gërëm di la sant docteur Bintou Cheikh Seck. jërëjëf Ndeye Khady.